ngoog Père Gaston nag comme ni mu ñu yebalee rek ci suñu papa Max Mbergane moom naka lu ñu ñëw rek daal di koy tendre suñu micro mu indi ci ay leeral moom mi nga xamante ni combat papa Gaston yi nga xamante ni daf koy tëgg tout le temps moom moo koy coordonné dañ koy bàyyi rek mu nuyoog ñun daal di rek ñëw ci tontu ci laaj bi nga xamante ni moom la ñu laaj suñu papa Gaston moom nag moo ci war a tontu salaamaaleykum papa. waaw soxna Aram ñi ngi lay fay. di sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm sunu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di rafetlu seen liggéey am na solo loo ma laaj ma tontu la incha allah. lu ma la laaj nga tontu ñu dafa mel ni nag gis nga nag li nga xamante ni moom la suñu papa Gaston tontu biñ ko laajee rek ci combat Balla Gaye ak Boy Niang mu mel ni yéen la dénk liggéey bi yan tànk ngeen ci nekk di dox jamono ji. waa xam nga Gaston moom li ma naan dellu seem ci làmb. démb woo naa ko ne ko demande sociale la nit ñi ñoo bëgg nga dellu si moment bi ngay ñëw 92 wala 94 ci làmb léegi la làmb ji gën a soxla ndax làmb ji daa am ay problème moo tax ñu soxla ko pour mu dellu si waat au moins làmb ji delluwaat fa mu nekkoon saison bii ñu ne nii deex na ñi ngi ci ndax juillet la war a jeex fin juillet mais doon na démarché combat boobu nga tudd Boy Niang ak Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène waxoon nañ ba jiboo ci ak situation xam nga ak Covid bi dugg si ba làmb ji ñu arrêté activité yëpp mais loolu la continuer di dox pour mën a continuer mais loo ci mënti déggalee làmb jee ko soxla te it wax du moom rek ñi mel ni ñoom soxla nañ leen pour làmb ji delluwaat fa mu nekkoon. léegi mu mel ni tey jii jug ngeen dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñoo gérer Balla ak ñi entouré Boy Niang lan ngeen ñu mën a wax ci la ngeen fëjale. waaw li ma mën a wax mooy Bombardier Eumeu Sène moom xalaat naa ne nañ jiboo woon kooku dañuy yeggale Boy Niang ak Balla Gaye nag doon nañ ci wax mais des na xam naa ne buñ jógee fii danañ continuer démarche yi ndax pour man ci côté Boy Niang daaw bi ñu koy dox maa ci doon wax. côté Balla Gaye Gaston am na ñemeen ñim ci yebaloon ñoom ñoo fa demoon di wax xam naa nag pour dire vrai danañ continuer loolu mais du loolu rek quoi am na ay tournois yu ñu war a organiser yooyu nga tudd ne ay tête d'affiche lay doon am na ay tournois yoo xam ne mi ngi suñu xel te nag bëgg nañ ko organiser bu ci yàlla àndee. tournoi maanaam comme CLAF yi ngeen daan. non CLAF lay doon xam nga boo jëloon ko ci mel ni Garga 2 Yékini Junior Sa Thiès boo ci boolee Modou Anta Poul bu neex lay doon. boo jëloon ko ci mel ni Mama Lamine Garga 2 jël doomu dàngu mën nga cee dugal double moteur wala wuli 2 poule bu neex lay doon du yooyu rek am na yeneen tournoi yoo xamante ni daal yeneen poule yoo xamante ni mi ngi suñu xel bu ko defee gala lay doon mais day ànd ak affiche yu mag yi nag mooy doon tête d'affiche comme d'habitude ni mu ko defee woon 2006 2007 mu doon gala boo xam ne champion yu bëri ci lañ lukki ko teewul nag dina am yeneen i combat mais ciblé wuñ benn mbër yooyu dama ko wax rek mais ku ci sa chance ne rek buñ jiboo dinañ la tëgg bu ci yàlla. Sa Thiès mën nga ma fàttali ban poule nga ko boolee léegi. ah non Sa Thiès dama ne boo jëloon ko ci benn Sa Thiès Yékini Junior ak Garga boo ci boolee Modou Anta poule bu neex la. ah loolu moom combat boobu dina neex de ñoom daal vraiment ñu ngi dox seen ñu ngi dox seen naka laa ko mën a waxee seen rôle ndaxte yéen a ngi imaginer combat yi nga xamante ni peut-être ñu bëri xalaatuñ ko woon ñu ñaan yàlla rek mu réussir. waaw li ma bëgg a wax rek mooy du ñooñu rek nag ku di mbër ngay champion ñu soxla la ndax nag làmb daa métti te buñ sañoon ñun ku takk ngemb rek jariñu mais daal loo ci mënti dégg moo tax Gaston woo ñu fi mag président Babou ñu ñëw toog waxtaan loolu ñu dëgmal nan lañ koy réussir ndax bu la ci kenn nax ku ci mel ni man ak président Babou mi du benn promoteur rek la ñu àndal ku ne xam ne Gaston lu mu def ñoon ak moom a koy ànd mais même bi Gaston bàyyee rakkam yi ak suñu doom yi dañoo continuer leen jàppale pour dire vrai ginnaaw ba ay ménager la ñun dañuy ñëw pour jàppale làmb jàppale xale yi loolu mooy suñu rôle waaw. waaye tamit gis nga combat bu mel ni Sa Thiès ak Moussa Ndoye loolu doonoon na am. non mën na neex mais même poule boobu ngay wax au lieu Modou Anta Moussa Ndoye mën naa dugg moo tax ma ne la bu mu bëggee lim bëri dañoo bëri xam nga la war a mat 160 école de lutte ak écurie soo ci bëggee tànn day métti moo tax toujours ma naan bëri ëpp journée yi kon boo ci bëggee tànn day métti mais bu Gaston defee loolu beneen promoteur def loolu keneen def loolu mën naa tax làmb ji li ëpp ci mbër yi bëree donte mbër yi ëpp journée yi mais au moins làmb ji melaat nam melaatoon ku ne xam ne làmb ji nag soxla na jàppale guddi yi ñu toll.
soxla na jàppale. soxla na jàppale ba tax na ci combat bi nga xamante ni moo di Bombardier ak Eumeu Sène mu mel ni taxawaloon ngeen ko pare ndax yéen a ngi xalaat que ni durée bi mu def stand by bi mu def ak léegi est-ce que amul benn côté financièrement du metti ci ñoom aussi. non Gaston ak Eumeu Sène Gaston ak Bombardier kooku moom xalaat naa wax bi day yomb ndax dañoo yàgg am na lu bëri lu leen séqale ñoom ñaar Gaston Eumeu Sène doomam la. yaa ngi dégg Gaston ne defal naa mbër yu bëri ay teraanga mais même Bombardier moo ci daan gàddu ay jën jóge Mbuur ñëw indi ko jox ko sama waa kër kon am na lu leen lié ba xalaat naa ne dañuy continuer rek wala jox leen avance mais waxtaanaat xalaat naa du ci am waaw mais bu ñu jógee daal danañ kon def ay démarches mais c'est juste na pour làmb ji melaat na meloon ndax mbër yi koo wax mu ne dama bëgg a dimbale samay waajur kon demande sociale la ku ne war na cee dugal loxoom. waaw demande sociale la waaye tamit mu mel ni bu ñu waxee Balla Gaye ak nu mu tuddeeti ak Boy Niang di wax Gris Bordeaux di wax Bombardier ak Eumeu Sène tey roi des arènes bi dégguñ ko di ci biir. waaw boo ko gisee li ko waral xam nga déggoo ñu tudd Siteu déggoo ñu tudd Papa Sow déggoo ñu tudd Ama Baldé c'est parce que ñoom dañoo am ay combat ku ci ne da ngaa jël avance. Siteu combat am régularisé nañ ko le 5 avril la waroon doon Ama jël na avance digganteem ak Modou Lô lig moo ko tëgg am ay problème moo tax combat ba mënuñ ciy wax ndax sous contrat la ñu ne. léegi ñu wax ci tolluwaayu kii rek Luc Nicolaï jamono ji. waa di ko ñaanal rek xam man wax naa ci fu ne xëy na ndax nee naa président de la république bi mu soxlaa réew mi daj nañ ci lu ne dem nañ Mbuur meeting bu mag soutenir ko dem nañu Caajaay soutenir ko ànd ak Luc Nicolaï waa axlu làmb yëpp. kon jot na président de la république ñun la ñuy waxal li réew mee ko soxla ndax day jàpp ci làmb ji te jàpp ci làmb ji rek mooy jàpp ci réew mi ndax léegi ni nawetaan mel noonu la làmb mel gox boo dem am na école de lutte wala écurie xale yëpp riir witi làmb muy loro mat 4 millions ñi ngi naan ëpp na ko non waaw te kenn ku ci ne yaa ngi xalaat doon mbër ñii dañ naan 4000 litres maa ngi juum naan million ñii naan 5000 litres la te lii bëri matul 1000 waaw bu ñëpp toogee war a yaakaar réussir ci làmb te bëriwuñu ëllëg lan la ñuy doon baatu agression duma ko ñemewuma ko ndax am na ñoo xam ne ba baa ñuy dee duñ def lu ñaaw mais di entraîner yaakaar ak tele say war jur gisul foo bëree loolu mën naa jur leneen kon nag kii dimbale loolu ci côté état bi li état bi waroon tax li taxaw ci côté boobu ak ñu mel ni moom di tëgg mbëri di leen bëreloo ñooñu jar nañu jàppale woon na président de la république ñu ngi koy tàllal loxo ñu génne ko lig feedu place am waxuma nag waxi tooñ waaye sañ naa ñaan pour ñu jéggal ko te xam naa bëri naa ci morom léegi daal loo ci mënti dégg làmb ji soxla na ko réew mi soxla na ko njabootam soxla na ko loolu président laa ciy waxal jërëjëf. waaw mu ngoog mu mel ni kàddu yi rafet na trop ñu ñaan yàlla rek yàlla na la président dégg moom mi nga xamante ni am na sañ-sañu bind def signé benn décret ni génnee leen diw mu génnee ko sañ na baal ku mu neex ñu ñaan yàlla rek mu daal di koy jéggal buñ ko mënee jéggal rek ñu def ko daal di koy génnee mu delluwaat ci ay njabootam ndaxte tamit njuumte du wees te tamit l'erreur est humaine comme niñ koy waxee dama bëgg rek si tënk nga wax ñu fii ban diir la ñu mën a toog xaar résultat ci diggante combat yi ngeen nekk di dox nii. waaw mais xam nga làmb moom Gaston ne dootuma organiser à perte compte kii programme la boo xamante ne am na ñu ma ciy waxal moom bu budget bi teewee ñu continuer waxtaan yi bu ñu juboo joxe avance yi xam naa ne daal ñu ngi koy ñaanal mu réussir ko ndax yokkute làmb la te nag làmb ji soxla na moment bi at yi ñu génn nii làmb ji métti na trop ndax li ëpp ci mbëri ñooy tëgg seen bopp bëgguma duggaat sax ci détails yooyu ndax promoteurs yooyu ay jàmbaar lañ ndax difficilement la ñuy tëgg promoteur daawul tëgg combat bu ndaw daaw ci sax wax da ngay taxawal affiche bu mag combat yu ndaw yi nga woo say ménager yi la doy ñu tëggal la combat yi neex mais lamb bi léegi rek ngay gis ko am 70 kilos mu jëbëre ko am 100 et quelques kilos ndax ñu nekkee am 70 kilos moo am mbooloo loolu rafetul sax ci lamb dañ daan dale ci suuf jëm ci kaw kon lamb soxla wànd et puis champion yu bëri bëriwuñ soo waxee ñu ne amuñu mbooloo ndaanaan yaa ngi ci tuus bi bëriwuñu ñu bëri ñi lay encadré di la indi stade mënoo leen daan entraînement boo leen tooñee ñu duma la mais ngay bëri ñoo mënuñoo bëri ndax yaa am mbooloo loolu du charme lamb mais pour lamb nekkaat fa mu nekkaatoon soxla nañ ñi mel ni Gaston
waaw. dëgg la moo tax nag mu daal di signé retour am moom suñu papa Gaston Mbengue ñu ko ciy ñaanal rek ndam ndax bu amee ndam rek mooy képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllum làmb di nga am ndam te di nga ci gis sa bopp tamit. brèche la woon bu ñu tijji woon ginnaaw rek bi ñu séqeek waxtaan ki nga xamante ni moo di Gaston Mbengue mu yebaloon ñu rek ci yenn question yi ngeen xamante ni amoo leen woon réponse ci biir entretien bi mu yebaloon ñu ci suñu papa Max Mbergane j'espère que affaire yi leer na bu baax a baax léegi moom nag dinañ ko dalal ci suñu émission tolluwaayu réew mi wala suñu émission lamb bi nga xamante ni mooy am fii ci Dakar Buzz rek muy man muy Fadel am na nag képp ku mën a jël rek pour toog waxtaan ak moom dinañ ko def parce que icône la képp ku wax lamb rek di nga tudd ki nga xamante ni moo di Max Mbergane doonatul ku ñuy présenté muy def liggéeyam nag mu rafet loolu ci biir lamb ji dañ koy bàyyi rek mu daal di ñu koy remercier waaye tamit di ko bàyyi mu daal di tàggatoo ak téléspectateurs yi. waaw li may wax rek di leen ñaanal ca kaw ca kanam mbir mi am na solo ndax xam nga kenn site internet yi moom dafa ànd ak jamono ndax information yi dafay gaaw mënta ñàkk te it nag foo toll mën nga koo def sa poos di xam li xew ci àdduna bi kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ñaanal ca kaw ca kanam jërëjëf.